FM matin 8h jot na ba tegal El Hadj Assane Gueye ci xabaar yi ci wolof ci gàttal asalaamaaleykum El Hadj. xanaa usine diw boobu daa xam ne. 8h01 bokk doo diwu suba gi moo tax ñu indi colorant boobu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp. ministre Amadou Ba ay jegeñaale politique am ca Parcelles Assainies bokk ak moom APR ñenn yu ca yëgluy sàkku sax ak dàqam lanu ko tuumaal ñu ne mooy ki jur sooxeeg parti bi ca gox boobee ci yooyu jamono wàllu wér-gu-yaram ak tumburanke gu Kédougou nekkee ci ñàkkum lii di machine rajo ci l'hôpital yi benn ba fa woon ci paan jamono yi yenn ci malade dañuy obligé def ñaari téeméer fanweeri kilomètre ngir dem ci hôpital bu Tambacounda wàllu xibaar bokk na ci Sandiara ak wàllum suuf foofee société civile yëglu la mu gis ne maire bi war na indi leeral ci képp koo xamante ni népp investisseur baaxee na la suuf ci googeeg diwaan bokk ca ñu ne mbiram milliards yenu fa wax gisuñu ko ci wàllu résultat sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal wàllu caada ak Hadj Ndate Diop yéen kaay ak Mouhamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee wàllu wér-gu-yaram ak ndaje muy am tey ji ca palais de la république ci teewaay ak njiital président Sall ñuy waxtaanee mbirum jàngoro coronavirus gi nga xamante ni jamono yi mu ngi lëmbee àddina bawul Afrique ndax am na ci ñett ci réew yoo xamante ni nuyoon na fa Algérie la Égypte Nigéria wàllu wér-gu-yaram ba tey waa Kédougou ñàkkum machine foofee ngir defal rajo malade ya fa ab diira ngi ba fa woon képp daal di paan ba yenn ci malade ñaari téeméer ak fanweer ak ñetti kilomètres la ñuy def ngir dem ca hôpital bu Tamba Ibrahima Diabakhate. tëj nañu service radiologie yi nekk fële ci centre de santé bu Kédougou ndaxte benn rajo mobile bi nga xam ne waa service ministère de la santé ñoo ko fa indiwoon moo am ay jafe-jafe ci wàllum technique Fodé Damfakha mooy médecin chef district sanitaire bu Kédougou. rajo bi c'est vrai que il y a 8 mois dañu amoon rajo numérique boo xam ne dafa tombé woon en panne donc bi ñu adressé courrier bi ministère ñoom quand même jotoon nañ ñu jox benn rajo numérique mobile boo xam ne Tamba lañ ko jëlee woon moo ñu permettre ñuy fonctionner au bout de 2 à 3 mois ensuite rajo boobu tamit tombé pendant son tour parce que day nekk ay rajo yoo xam ne pour duñ mën a jël nombre yu bari donc dañ ko doon limité di jéem a xool nuñ koy utiliser ndànk-ndànk donc par la suite ministère joxaat ñu beneen ñaareelu rajo numérique mobile donc boobu lañ doon utiliser pendant 3 mois yi et que boobu mi ngi tombé en panne il y a une semaine. pour ñu gën a mën a jaamaarloo ak panne répétitive yi nga xam ne jot nañ ko nemmeeku ci service de radiologie bu centre de santé bu Kédougou autorité sanitaire yi ñu ngi wër li tolloo ci fukki millions de francs CFA. Fodé Damfakha. bi boobu paanee tamit quand même on a eu à écrire bind courrier partenaires yi nekk ci dëkk bi société minière yi parce que tey dafa laaj somme boo xam ne dem na ay 9-10 millions boo xam ne tey CDS bi mënu ko génne donc loolu moom moo waroon na réparation rajo boobu tardé. fu mu nekk nii cas urgence radiologie ak traumatisme bénin ñi yëpp dañ leen di référé fële ci l'hôpital régional bu Tambacounda te digganteem ak Kédougou mu ngi tolloo ci ñeenti téeméer ak fanweer ak ñetti kilomètres Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. Ibrahima jërëjëf ñu dem ba Sandiara foofee forum civil moo yëglu lu jëm ci wàllum suuf seeg joxe si dem nañ ba seen ak njort ñaaw ci joxe moomee ñeel wàllu suuf ca Sandiara ca ñi ca gën a loru ñu ne mooy ñii di sàmm seeg baykat ya fa ndax ñu ngi woo sax maire ba Serigne Gueye Diop ci mu daal di siiwal bépp liste boo xamante ni investisseur nga ca bu jariñoo suuf Sandiara plan Sandiara émergent it bi ñu ne téeméeri milliards war na ca dem ne investissement ñoom dañ ca dugal ab naatable ndax gisuñu ko ñu ne ci wàllu résultat maire ba nag digg na ci lu yàggul indi leeral Abdourahmane Diallo. commune Sandiara ay hectares yu bari la daal di jox ay investisseurs mu doon mbir mi nga xam ne jaaxal na waa forum civil Ibou Niang mooy coordonnateur départemental bi. nañu wax investisseurs yooyu ñan la ak seen engagement ci lan la toll ak suuf siñ leen di jox également nan la toll ak fan la nekk te beneen bi nga xamante ne que moo ci topp nga xamante ne que jaaxal nañu moom mooy mbiru forêt boobu nga xam ni moom la ñuy wax forêt Balabougou parce que forêt Balabougou moom mi nga xam ne mooy le maire Serigne Gueye Diop xam na ne que daf ko bokk ak commune de Malicounda mais daf ko bokk itam ak commune de Nguéniène te moom moo ci gën a néewle loo xamante ni que moom la ci am. forum civil sax di xamle ni béykat yi ak sàmmkat yu dëkkee boor boobu li ñu ñàkk seenu suuf doon na lu leen soxal. war nañu xool li nga xamante ne que moom moo des Sandiara ci suuf ñi xool nu ñu dooleelee ñi nga xamante ne que ñoom ne ay béykat yoo xamante ne que ñoo fi ne mais ñun bu ñu leen encadré woon ba jox leen ko je pense que moo doon li nga xamante ne que moom mooy gën. kuréel gii nga xam ni ci société civile bi la bokk di yokk di xamle ni donte sax Sandiara am na ay investisseurs waaye dara soppeekuwul ci gox boobu.
boobu. fi nga xam ne mooy marché samedi bi luuma bi le marché hebdomadaire fi muy am ba léegi installation yi fa nekkoon ñoo fa nekk muy ay mbaar yu kenn xamul installation traditionnelle mais mieux boo demee ci biir mairie bi salle de délibération bi table amu fa chaise amu fa li ñu wax xam nañu ko parce que ñoom Sandiara dañu bokkoon ci li nga xamante ne que moom mooy sunu projet certification seen mairie bi grillage bi sax dafa yàqu. mairie bi amul grillage. forum civil nag di woo nguur gi pour mu càmbar mbir moomu maire bii nga xam ni moom la ñu joxoñ baaramu tuuma bi ñu ko lajtee muy xamle ni ci fan yi néew dina ci tontu. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane commune beneen bu Ziguinchor ñoo dëkkee ca gox bi di Lindiane ñoo daal di wàcc dem bi yëglu la ñuy ñaawlu mooy tardé gi ci defarub li nga xamante ne mooy yoon wan war a dër diggalu ko Grand Dakar ak Bukot Sud fexe ba kon gox yooyu naqaree dem gi daal di dakk ñoom ñoo ñu dëkk ca Lindiane sax ñoom dañ daal di gis ne daal entreprise bi yore liggéey bi sax faf daa mujj soppar ñi yoon waak nanu ko tërale woon ci njëlbeen Ziguinchor Lamine Ba. askan wa yeewoo ci Lindiane maire ba futt la def nee nañ nag ñu ngi naxarlu bu baax a baax yéexaay wi ñu nemmeeku ci liggéey jëm ci defaraat yoon bi dox diggante dispensaire bu Lindiane ba ca miir bu aéroport Mohamed El Bachir Badji moom mooy rek kàddu askanu Lindiane. yoon bi yàgg na te yoon bi demagul fenn lii sabotage la ñun mun ñu comprendre ñoom nu ñu toll ak yoon bi moo xam ne tronçon bi ça ne fait pas plus de 3 mètres 3 kilomètres donc plus de 3 kilomètres mun na ko def plus de 2 ans c'est anormal donc moo tax ñu ne fu ñu nekkale lii c'est pas normal ñun bëgg nañu ñu xool su ñun ñu jóg defar suñu yoon bi na yoon bi continuer demee Colobane parce que yoon bi ñooy day egg hôpital Mané te ñun gisuñu lan moo tax yoon bi mënul continuer parce que ñu ne de l'autre côté moom abee ñoo ko moom parce que titre foncier la mais ñun xam nañu vraiment su fekkee ne titre foncier la état su ko soxlee da koy jël te titre foncier boobu amu fa dara amu fa benn tabax donc état bi mun na ko jël du yoon li weesu yee xay wi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci liggéey bi askan wa nga xam ne ma nga yeewoo ci Lindiane nee nañ nag soppi nañu xarkanam bi nga xam ne bëggoon nañu yoon bi am ko niñ ci tuumaal nag entreprise bi nga xam ne moo nekk di amal liggéey yi di CSE. yoon bi 25 mètres la am CSE moo ko nekk di defar te yoon boobu dañ ko tuuti ba 7 mètres de large nag soo xoolee nag yoon bi marche bu ñu bay marche boobu moom moom moo ëpp sa yoon et jusqu'à présent marche boobu kenn defa ko dara. waa Lindiane nag nee nañu jox nañu ñaari semaine entreprise bi di CSE ngir mu dooraat li nga xam ne moo di liggéey bi li ko mooy nee nañu dinañu bloqué li nga xam ne moo di liggéey yi xaar nag nguur dugal ci loxoom ngir ñu mën leen a attee ak entreprise bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine ñu fàttali ni jokkoo nga ak ki nga xamante ni moo yore projet Promoville bu diwaan ga ci bët Saalum Sénégal responsable entreprise bi yore liggéey boobee naka noonu waaye kenn ci ñoom daal di wul tamo yi yàbbi ci moo bépp tolluwaay rawatina joxoñ googu leen waa Lindiane joxoñ ci yéexteeg liggéey bi ñeel yooyu yoon. campagne bi jëm ci njaam gerte gi ak tolof yi mu jural këri diw yi di huiliers yi Sénégal ñu bari ci liggéeykat sax tàggoo nañ ak ñoom dàq député bi di soxna Awa Guèye ci meeting ca Kaolack diggée na daal di yeggee xeexum ñoom huiliers yi fa mu ko war a yeggee ca it bu sañoon mu ne ñu gën a encadré dugguk chinois yi ci campagne gerte gi Sénégal Kaolack Ibrahima Diamé. coono yi huiliers yi di dund jamono ji li ndax campagne yu njaayum gerte gu bon ci ñoom ki di honorable député Awa Guèye nag yëg na ko bu baax a baax ci biir meeting bi ñuy duppee meeting de l'unité de l'APR la ci daldi addu xam leen ne nag dina leen taxawal bu baax a baax foofule ci assemblée nationale ngir défendre leen. ñu ngi solidaire avec les usines de Kaolack comme Sonacos comme Copéol ak yeneen usines yi di wax ne honorable député mooy wax ak yéen te incha allah rabbi bu ñu ko fekkee fii ak déwén dinañu def tout pour que ñu gën a encadrer chinois yi ba chinois yi mën a ñëw jënd béykat yi jaay seen gerte waaye aussi huiliers yi aussi am lu ñu mën a defaree huile donc loolu waa Kaolack na si seen xel dal. ci beneen wàll responsable politique bi lee di addu jëmale ko ci actualité bi rawatina question bi ñuy rumbandaat jëm ci 3e mandat Macky Sall Awa Guèye xamal naataangoom yi mu bokkal parti de di koy yëkkati bañ a lëndëmal xelu nit ñi ci liggéey bi nga xamante ni moom moo war gouvernement bi jamono jile. yéen a ngi dégg coowal 3e mandat wu président de la république bu leen kenn divertir président de la république li mu wax dafa leer nañ li ko intéressé mooy li nga xam ne sénégalais yi wóolu nañ ko ba fal ko mu réaliser loolu waaye ay waxu mandat moom waxu ko. ndaje bi ñu ko doon duppee meeting de l'unité de l'APR tax na nag bi kii di honorable député Awa Guèye ak ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye joxante loxo mu mel ni nag responsable politique APR yu Kaolack nga xamante ne ci xiirook ngayo la ñu dëkke woon loolu la ñu bëgg a gas suul ko mu jeex benn yoon.
Ibrahima Diame jërëjëf ñu des ak APR ak tolluwaay li fii ci mel nii ci gox bi di Parcelles Assainies fii ci Ndakaaru ak ñenn ci parti bi buux Amadou Ba ngir rek génnee ci bànqaasu parti gi foofee ba ci foofu sax bureau bu APR ndax dañu gis ne kenn du njàkku ko mooy ci cooxeeg parti bi ci Parcelles Assainies Amadou Sabax Ba. ñaari xibaar tukkee ci li nga xam ne mooy assemblée générale bi bu njëkk bi di wax dàq ki nga xam ne mooy coordonnateur bu APR ci Parcelles Assainies beneen bi nga xam ne sax moo tënk lii di assemblée générale bi tudduñu fa benn yoon li nga xam ne mooy dàq Amadou Ba député bi Alioune Badara Diouf nekk responsable mi ngi ciy àddu tey leeral. comme que ñun ñoo liggéeyoon ba mu gagné tey jii takkuwaat nañu jaajuwaat pour que loolu nga xamante ne joxoon nañ ko président de la République ñu continuer ko ba mandat bii nga xamante ne joxaat nañ ko mu bees mu mun koo réussir loolu moo ñu tax a jóg. lu ci mënti am rek militant yu APR yi nekk fii ci parcelle ñi ngi jël baaraamu tuuma di ko teg ci ki nga xam ne mooy Amadou Ba ñu jàpp ne dafa wàññi doole parti bi fii ci Parcelles Assainies Bokar Ndione. moom moo waroon animer parti bi moom moo war a massifier parti bi waaye gis nañu ne depuis ñu jóge ci élection présidentielle yi ba léegi deful benn activité boo xam ne jëmale na ci massification waxul ak kenn deful ak kenn du dul ak ay mbokkam ak ay ñoñam. turam la na Amadou Ba la tudd kooku xam nañ ko. amal assemblée générale boo xam ne coordonnateur bi teewu ci Mbaye Ndiaye di fàttali rek sartu parti bi. coordonnateur ci APR Yaakaar moom en tant que directeur des structures ñu ngi koy wax bu fekkee ne élection dafa am. élection bu ñëwee comme parti bi structuré wuñ ko dañuy tànn juboo ci jiital kenn mu nekk coordonnateur ci commencement élection yi ba muy jeex mais foofa la yem. bile ndaje nekk bu njëkk ginnaaw ba ñu tabbaatee ki nga xam ne mooy Macky Sall ci bopp réew mi tax na rek militant yu bëri wax li leen métti ci ni nga xam ne moom la seen parti bii di APR di doxee fii ci Parcelles Assainies. Amadou Sabax Ba ñu des ak yow ak lii di waxtaan boo xamante ni taataan nga ko ci ministre d'État Mbaye Ndiaye muy wéy di wax ci mandat beneen ñeel Macky Sall ak ni mu tekkee moom constitution bu 2016 ñu teewlu ministre d'État Mbaye Ndiaye. En ce qui concerne possibilité pour président Macky Sall bés bu ñu yàlla yóbbu woon ba jamono ñëw ñuy ubbi ay liste pour candidat président ma ne amul benn texte bu ko mën a tere parce que loi bi nga xam ne moom la ñu voté en 2016 ci constitution bu bees bi amul loi bu ne président Macky Sall mandat 7 ans bii nga nekk ca boobee jamono dañ koy compter ci ñaari mandat yi nga xam ne moom lañ limité désormais képp ku nekk candidat wala nga ba nar a nekk président la République tënku ko parce que loi du xool ci gannaaw am na ay juristes yoo xam ne dégg naa ñuy wax mais ñooña seen la leen arrangé la ñu wax damay leeral rek pour que ëllëg bu fekkente ne yàlla may nañu fekkee mu nekkoon ci xelu président Macky Sall ñu ubbi ay élection amul loi disposition benn ci loi yi bu ko teree bu boobaa mu mën a nekk candidat. tàggat yaram ñu dalal Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la Jassane. bismillah ñu door ak wàllu football tournoi arabe bi nga xam ne nañ ko jagleel tout tànk yi Sénégal qualifié na ca final daana ca daje ak équipe bu Tunisie loolu nag àllarba lay doon démb ci dimanche ji gaynde yi dañoo daal di daan Égypte ci série des pénalty juróom-benn bal si juróom muy ndam loo xam ne nag ba nu koy am seen entraîneur bi fii mu ngi woon nag ca Alassane Djigo doon suwe ak équipe am boobu ci Teungueth FC moom nag Youssouf Dabo daa dinaa dóor waa Pikine ñaari bal si benn muy ndam buy dëgëral seen taxawaay si boppu classement bi ca Déni Biram Ndaw champion en titre bi am na ndam gannaaw ba nga xam ne dafa tegale woon ay jongante yu bëri di ca ñàkk ay jongante di ci ñàkk ay poñ démb nag jot nañu daan équipe bu jàmbaar bi ñetti bal si dara loolu nag gannaaw ci ba nga xamee ni Saint-Louis Barthélemy Diouf jot na fa dugal ñetti si ay bit ca mbaaw équipe bu Gorée bi daaneelaat na équipe bu Soudan benn bal si dara la ko rek mujjee kon daan muy ndam lu xam ni waa Gorée dañ ko yitte woon lool ngir mën a soreendi zone bi ñu duppee zone rouge bi ci championnat Sénégal Sidar Sarr mooy ki leen ci tàggat. di ko gërëm ak équipe bi ñu doon dajal tey di gërëm xale yi parce que match la boo xam ni yombuloon si ñun. Douane ku ko xam ni équipe bu mag la équipe bu am ay joueurs yu xarañ la équipe bu am encadrement bu baax la parce que soo xoolee bi ñu joué ñoom vraiment gêné nañu ñun nag dañ amoon ñaari at yu ñu gën mooy tey dañ bëggoon def benn déclic c'est-à-dire benn victoire boo xam ne dinañu génne fi ñu nekk te su ma juumlee war nañ ci mën a génn xamaguma yeneen résultats yi donc victoire bi tey ci championnat soo ko calculé juróom-benn point lay nekk te ñun loolu lañ soxloon tey ñëw nañ nag day équipe boo xam ne équipe bu baax la am taxawaay ñun tam ñu amoon ay possibilité am dugal bi penalty ci 11e minute après dañ ko doon jéem a sauvegarder doon jouer par ay coup malheureusement moo ñoon possibilité pour dugal deuxième bi ñun tam yaafu suñu woon pousse nañu pousse
donc victoire bi mënuma lu dul vraiment kontaan ci trop di remercier xale yi. et pour prochain match bi nan ngeen koy waajalee. waaw Mbour la ñuy dajeel xamaguma seen résultat tey mais xam naa ni match bu xam ne bu matti lay nekk parce que moom tamit su ma juumalee soriante wuñ ci classement bi. liñ ciy taxawaay rek mooy dem fa pour jël point lu mun a am rek incha allah dañ bëgg a ñibbi seeg point bi incha allah. ndam beneen boo xam itam équipe bu nekkoon si ay xat-xat am na ko muy SNEIPS Excellence bu Thiès démb am na ndamam ca Thiès googa sax la ko amee doon na fa daje Dakar Sacré-Cœur bu noppi dóor ko benn si dara Gawsu Dramé mooy ki leen ci tàggat ci micro Papa Ndaw. sant yàlla parce que ñi ngi soog a am ndam fii ci suñu terrain xale yi xam nañ ni mën naa nekk léegi nag loolu dina tax ñu gën a góorgóorlu gën a liggéey gën a soxlawaat parce que luñ ci mën a wax mooy ñu bari découragé woon nañu booy seet équipe bi ñi ko daan football yëpp boo seetee tey gisoo ci presque 5 wala 6 joueurs parce que dañu découragé même bu ñuy entraîné du ñu ñëw comme il le faut mais il fallait ñu won leen ni bon ku fi nekkul sa morom mën a football ci sa place ba pare téye ko ni mu waree yàlla dimbali nañu ba tey ñu gagné biir Thiès loolu dañ ci kontaan parce que loolu lu ñu waroon defal population Thiès la. waaw ñu soog a am supporter yu def ambiance mais aussi may remercier seen président muy Iba Dieye c'est quelqu'un qui est très dévoué mooy jël xaalisam paasal gars yi defar ay tisatam jëndal leen bien luye ay sabaram kooku bëgg na c'est un Thiessois. ñu wax itam ca Mbour amoon na fa jongante Mbour Petite Côte ak waa Jaraaf dañu daal di tembo ku ne am benn sa kangi morom Jaraaf nag ci njeexitalu jongante ba la égaliser loola bokkoon ci li xëttu xolu waa Mbour Petite Côte ba amoon ay xëccoo seen diggante waaye yàlla mujjee ndax mu sedd ba amul benn njombe. Casamance waa Ziguinchor ñoo fa daan Stade de Mbour dañ leen daal di rek dóor foofa benn bal si dara. kon bu ñuy xool classement Ligue 1 El Hadji Assane Teungueth FC moo ne ca kaw am na fukki poñ daanaka yu mu rawee ki topp ci moom ndax moom am na fanweeri poñ Dakar Sacré-Cœur topp ca am na fukk ak juróom-ñeent daan soog a ñëw si ñetteel bi place ca suuf ba tey Génération Foot ak SNEIPS Excellence ñoom ñoo fa daal di kon nekk Ligue wàllu basket ak si góor yi ñoom nag danoonu jeexal seen ñetteel bi journée ci wàllu basket bi démb nu ni ASFA di militaire yi ñoo kon daan waa Sibac 55-50 Mermoz dafa daanu diggante mag waa Wakaam yi 56-47 la mujje si jigéen ñi Duc daan na équipe bu GIA 72-49 Jaraaf daan équipe bu ASFO 69-45 Alaaji Assane. jërëjëf Malal ñu léegi xajal Hadj Ndate Diop ci wàllu culture. daleen ak jàmm ñeenteelu édition bu festival film Femme Afrique di festival bi nga xam ni moom la ñu jagleel film yi jigéen yi daal di réaliser daal di nañ koy ndar képp ci aser ji ca canal Olympia gannaaw délibération ba ña nga xam ni ñoom ñoo gañ raaye yi jëm ci film court wala long métrage daal di nañ leen di jibal Fatou Ndaw Mbaye. festival film Femme Afrique daal dina tëj buntam nekk ubbite gi askan wi noonu la ñëwee teewee bésam bu mujj nga xam ne sax Adam bu marocain bi di Mariam Touzani moo daal di jël raaya meilleur long métrage en compétition Rokhaya Niang di actrice moo nekkoon présidente du jury. film bi ñu primé benn film la bu tudd Adam bu jógee Maroc te mu nekk ci thème bi aussi parce que at bi dañu ne femme résistante maanaam femme day dem ba jeex warul bàyyi film la bu nga xamante ne macha allah boo koy seetaan da ngay dugg ci biir da ngay ànd ak comédien parce que comédien yi ko porté ñëw fort. ci wàllum court métrage jury lycéen bi nga xamante ni juróomi xale yi jigéen ñoo fa nekkoon daal di nañ tànn film bi di Kouma nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci Astou Diallo dafay dugg rek ci li nga xamante ni mooy thème ren bi. film bi mu ngi tudd Kouma ci bambara ñu koy woowee wax parle ren ji nga xamante ni film Femme Afrique thème bi mooy femme en résistance te film bi wan nañu du début jusqu'à la fin ci en résistance lay wax moo tax film bi moom captivé nañu bu baax te looloo tax ñu choisir ko. festival bi bu ñu xoolee lépp rek jaar na yoon bu ñu sukkandikoo ci organisateurs yi Amayel Ndiaye. dans l'ensemble nous sommes très kontaan nañu lool ginnaaw bi nga xamante ni projeté nañ juróom-benn fukk ak ñetti film yi nga xamante ni yoroon nañu leen te nga xam ni sax bu ñu jógee fii dinañ wéy projeté leen ci région yi waaye itam di yaakaar ni public bi fi ñëwoon yëpp ak képp ku fi teewoon amoon nga mbégte nekk fii. aux personnes qui auront répondu présent. yeneen i distinction nag daal dina fa wàcc bu ci mel ni raaye meilleur scénario ñu daal di ko jox film bi di Turning Ten bu Djeylane Ayouf mention spéciale ñu jagleel ko film bi di Bamum Nafi bu Mamadou Dia naka noonu le festival film Femme Afrique di joxe dig daje atum 2022 ak 5e édition bi lépp di jëm ci cinéma ak jigéen ñi. gannaaw Matam Thiès ak Ndar Géej ci film bi di Bamum Nafi bu réalisateur bi di Mamadou Dia daal dinay ndar képp ab tournéem fii ci Ndakaaru Bamum Nafi wala sax waajuru góor wu Nafi
di ab film boo xam ne nii day wax ci yenn ci ay faits de société yu ci demee ni wàllum sëy wala bokk li ñu duppee extrémisme religieux. ci film bi réalisateur bi di woote ngir ñu soppi yenn ci gisin yi jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg.